asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di dalal tey ji nag suñu émission gi nga xamante ne mooy Serigne Gaye Ndiéguène di Cheikhu Tarxil nekk fii ci Jaxaaw ñu amoon tey ji waxtaan bu am solo ak moom bi nga xamante ni ci wàllu yar la ñëwoon tey di ko def ak moom xam naa ne nag du ñàkk dinañ gën a xuus ci waxtaan bi bàyyi ko moom mu présenté wu ba ñu mën a indil askan wi li nga xamante ni moom la ñoo xaar ci moom. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin shahida allahu annahu la ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bilqisti la ilaha illa huwa azizul hakim inna diina inda allahi alislam wa ana ashhadu bima shahida allah bihi wastawdiu la hadihi shahadata wa hiya li indahu wadiatun waa mbokki jullit yi ñun Serigne Gaye Ndiéguène Cheikhu Tahlil ñoo ñëw ànd ak waa Thiès Média ci émission bi tudd Découvert te sëñ Gissé Modou Gissé jiite ko di ko def chaque quinzaine defe na mu sàkk woon ci ñun nag ñu def ci waxtaan taxaw gëstu ci li nga xam ne moo soxal askan wi li nga xam ne moo lëmbe askan wi te ay waxkat yu bari di ci wax éducateurs yi enseignants yi chefs religieux yi ñëpp di ci wax te ba tey jii mënuñoo fexe ba gis benn solution wala it ñu tax joxoñ benn baaraam ci mbir moom la ndax dafa am benn penseur chrétien bu mas a wax ne une société qui n'est pas fondée sur les lois spirituelles est comme un marécage et un marécage ne peut engendrer que des moustiques te loolu muy réalité kon bu ñu nekkee ci société boo xamante ni amuñu yar ba baaxul teguñu ay norme diine mënuñu faa séentu lu baax daanaka nag mooy jàngoro ji actuellement nii nga sàkk woon ci ñun ñu waxtaan ci ñuy waxtaan maak yow ba nga ne li ma dégg nga wax ko macha allah xalaat naa ne war naa mën a jëriñ askan wi yow it nga def ci yitte déplacé wu ak sa caméraman ñëw ci ndigalu sa directeur monsieur Dieng ñëw pour sàkku si loolu pour njëriñu askan wi dañ la ci sant yàlla dañ la ci sant bu baax macha allah yàlla na yàlla ak taxawaay yàggal sa taxawaay yàlla tas it sa liggéey te yokk la yàgg télé bi ngeen nekk ndax li ngeen di def ci askan wi gis nañ ko kër diine yi li ngeen ci dox gis nañ ko su ko defee ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm à l'avance. jërëjëf sëñ Gaye kooku li mu wax leer na présentation bi aussi leer na xanaa léegi du ñu dem rek du xuus ci waxtaan wi ku ni yar xam ni tey ji askan wi fi mu toll nii ñu ngi dund lu metti nit nag maanaam li nga mën a yore sa kër moom nga xam mais xale yi bu ñu génnee ci biti la ñuy def mënu ko maîtriser tey jii lan moo waral yàqu-yàqu yi ci biir réew mi ak xale yi ni ñu koy dundee nii lan moo ko waral yow. alhamdulilah loolu dañ sawar wax ci ndaxte damay faral di wax ne ñetti sëriñ rek am. muy ban ak ban. képp ku la wax sëriñ la laaj ko ñett yooyu lan la ci mooy sëriñ bi nga xam ne day jàngale. ki la jàngal alxuraan wala mu jàngal la. ak sëriñu yar. ak sëriñu tar ak ki nga xam ne moo la yóbbu ci yàlla ñetti sëriñ yooyu rek am. jamono ji yàqu na ba nga xam ne nit dana nekk sëriñ si bari nañ waaye soo leen laajee ñetti sëriñ yooyu ban catégorie lañ ci baritul léegi. ñetti sëriñ yooyu nga lim est-ce que tey jii am nga yaakaar ni ñooñu ñu ngi ci biir réew mi fii am nga ci yaakaar. ñu ngi fi mais ku ci nekk ak na nga gisee yar actuellement ñoom ni ñu gisee yar la te yar boo ko déggee éducation mooy éducation. xam nga éducation ak enseignement dafa bokkul te dañ koy jaxase. dëgg la su ma déggee ñu naan ministère de l'éducation et de l'enseignement damay jaaxal parce que éduquer amatul yar amatul actuellement li ko waral it mooy dañoo xamul parce que dara ba la nga ciy dugg da ngay xam cosaan nga. parce que yàqu-yàqu doomu aadama kañ lay doomu aadama yàqu d'abord ñu bari defe nañ ni léegi la mais lu yàgg la. loolu lu yàgg la. doomu aadama ba mu yàqoo du tey dafa yàgg il faut nag nga xam historique bi xam fu mu jóge problème bu ñëwee il faut nga xam date ba fan la nekkee nga mën koo cerner doo ko mën a indi ay solution
ñi fi wax ñëpp dinaay dégg média yi parce que man daanaka premièrement maa ngi doog a wax ci rajo télé deuxièmement mais ñi may dégg ñuy débattre yëpp amuñu ci xam-xam parce que kenn waxagul dañuy wax ne rek nañ delluwaat cosaan nag njar bi nangam ak mais teguñu ca baaraam woon aussi solution bi nan lañ koy régler. jërëjëf li nga wax leer na trop mais li ma bëggoon xam ma ne baaraam bay fañ koy duut exactement ci lay ñëw fan la foofu lañ bëgg nga faram-fàcceel ñu ko. doomu aadama d'abord kañ la yàqu woon yàlla ba mu bindee maam aadama ci sobaram subhanahu ca àjjana lañ wax ne fa lañ ko dugal moo maam xawa foofu yàqu-yàqu amagu fa woon ba seytaane def la mu wax la mu def yépp bu ñu wàcc leen ci kaw suuf maanaam booba bi ñu ñëw ci kaw suuf sell la ñëwee mais lan moo dugal yàqu-yàqu ci ñoom ba mu law ci askanam c'est ça le problème loolu damay dem ci benn sëriñ moo ñu mas moo nettali ci benn sëriñ bu ñu wax Muhammad ibnu Hakim at-Tirmizi ñu di ko wax Abu Abdallah moo wax ci benn xisaa waxtaan ci nan la seytaane yàqee ba nga xam ne doomu aadama am ay jikko yu bon mu ne ëwlan bi nga xam ne yàlla wàcc na maam aadama ci kaw suuf maam aadama dafa wàcc gannaaw ba ko yàlla waxee na ngeen moytu seytaane seen noonu la ànd leen wàcc ci kaw suuf génne seytaane génne leen ñoom ñu wàcc ci kaw suuf ci li ñu wax kooku beneen débat la ci gàttal maam aadama dafa wàcc mu fondé foyer ci ni mu ko nettalee ndax sëriñ boobu li tax waxam doy waar mooy ne moom Xudar a ko jàngal pour importance bi lay wax ndax léeg-léeg da nga wax ne da nga seet xissa yi doo ko gis yeneen téere waaye moom Xudar a ko jàngal Xudar moom nan la ko jàngale d'abord moom dafa amoon ñaari xarit bi mu amee ñaari xarit bi ñu nekkee waxambaane benn bés ñu fi jàpp pour dem uti xam-xam ñoom ñetti ñëpp moom nag mu dem tàggu yaayam fekk yaayam màgget la yaayam ne ko yow de da nga ma fi nar a bàyyi te màgget la te mënuma fee bàyyi ngay dem di uti xam-xam looloo tax mu fomm moom yeneen ñaari xaritam yi dem uti xam-xam mais chaque ajuma day dem ci xabru bi di ziyaare ji papam mais day jooy rek ci xabru bi ndax li mu xalaat mooy yeneen xaritam yi dinañ ñëw indi xam-xam te moom du am xam-xam ba benn bés mu dem ci xabru bi di ko jooy benn nitu yàlla ñëw fekk si ko ne ko yow lan mooy sa jooyu xol mu nettali ko problème mu ne ko man dinaa la jàngal durant 5 ans nitu yàlla boobu jàngal na ko te xamul mooy kan bi mu ko jàngalee ba 5 ans yi mat ci la ko waxee ne ko xam nga kan moo la doon jàngal 5 ans yëpp mu ne ko déedéet mu ne ko man maay Xudar mooy nitu yàlla boobu yàlla boo xoon ci alxuraan ne moo daje woon ak Moussa jommal Moussa kooku ñu ne deewagul ba tey kooku moo ko jàngal lii xamal ko ne ko bi maam aadama wàcce ci kaw suuf dafa fondé foyer wàcc maam awa ci ni kër gi dem liggéey mais comme seytaane ñaanoon na yàlla naa ma yàlla may ma jaxasoog doomu aadama yi pour mën leen a yàqal ci seen deret mais processus la dafay ñëw mais nan lay def pour am loolu parce que noonam la mel naa nag mu ñëw daal di jël doomam fekk maam aadama ci awa ci kër gi ne ko man de dama doon génn te ñun ñekk nekk ci kër gi ci dëkk bi léegi damaa bëggoon nga téel ma sama doom awa gis nga jigéen ñi mu ne ko wàcc ko foofu xale bi toog di foo ma seytaane dem maam aadama diilu si ñibbisi gis xale bi di fo mu ne ko waaw xale bi ku lu ko fi indi mu ne ko doomu seytaane la mu ne ko seytaane li mu ñu def yëpp yàlla ne moytu leen ko yow mu jox la doomam nga di ko téye mais comme awa aadama xam na ne kii am na lu mu koy fexeel mu jàpp xale ba rey ko waaye temps boobu suul amul xamul lu muy def koor bi mu daggate xale bi daggate yaram bi daal di koy tas xëy suba ñibbi dem liggéeyi seytaane dellu siwaat màggatum yoor ne awa andi sama doom mu ne ko sëñ bi de rey na ko mu woo ko ñu ne xale bi dafa dellu siwaat dundaat dekkiwaat mu dénkaat ko awa xaw naa bañ sax waaye seytaane ak si jigéen rek ci benn kër
nee na bi ñu dellu siwaat mu fexe ba dénk ko ko daal di xëy dem bi mu demee maam Aadama dellu si fekkaat xale bi laaj ko awa nettali ko mu ne comme rey na ko daggate ko pour débarrasser wu ci kii da koy rey mu lakk ko parce que loolu fi nekk nan lay def ba débarrasser wu ci koor gi nee na bi mu ko reyee mu lakk ko def ko dóom tasaare dóom bi xëy suba liggéey seytaane dellu siwaat ne bi mu dellu siwaatee ñu laajaat ko mu ne ko sëñ bi de lakk nag mu waat doom ji mais doom ji dellu siwaat ñu ne ànd ñëw na ak ruwam waaye ñëwul ay kii ñëw na mais bi muy ñëw mujjantal bi bàyyi ma la ñëwee mais ruu gi ruu doom ja mu dénkaat ka awa sax bañ na waaye rek mu ko dénkaate wax ak moom awa bañ mu nekk moom di ko mocc waaye daa am awa d'accord mu dénk ko dem maam Aadama dellu siwaat bi mu dellu siwaatee gis xale bi mu laajaat ko mu wax ko processus bi ni mu demee yépp maam Aadama guddi gi yëpp muy xalaat parce que kii seytaane yàlla nee na nañ ko moytu nan lay def ba mucc ci moom rey na ko daggate ko mu woo ko mu rey ko taal mu waat ko xalaat na xamul lu muy def mu ne na ko lekk waaw mu rey xar mi lekk ko moom waaw ne d'accord dootu ko woo xëy su seytaane dillu si laaj awa nettali ko seytaane ree ba daanu ci suuf nekk léegi mënatu leen dama ricc maa ngi seen deret léegi maa ngi seen deret daal di woo xam nga mooy kan mooy xannaasi mi ñuy wax ci xul a'uuzu bi rabbil naas waaw parce que boo ñëwee foofu ñu bari dañ koy firi mais mënuñu ko firi parce que dañu amaan nag ki ne li jax-jaxal ci doomu xul a'uuzu bi rabbil naas maaliki naas illaahi naas min sharril waswaasil xannaas moom la allazi mi nga xam ne kon xanaas am na parce que allazi la nga xam mi nga xam ne fii su duur yi moo ngi nekk ci dindu doomu aadama yi di leen jax-jaxal kon xannaasi boobu la fala mam doomu aadama nag amee jikko d'ailleurs jikko yi ci njëkk yi ci doy waar mooy la mu bañoon moom la d'abord moom la njëkk a def ci ñaari doomu maam aadama yi njëkk a judd mooy fiiraange ak rëy fiir ak rëy donc yooyu ay jikko la ay salbiyaat la maanaam ay jikko yu négatif la yoo xam ne moom yóbbewu moo ko nar a yóbbe doomu aadama pour mën a dema ànd ak moom safara léegi nag mooy waral gis nga xaabil ca saasi waaw dafa rey rakk ja ndax fiiraange rey nit fa la njëkke moo waral yonent bi doon wax gis nga wax ji doy waar ji maanaam kooka moo njëkk a rey moo fi édité rey nit ku reyati nit mu am ci ndax lan wa man sanna fil islaami sunnatan xasana ku reyati nit mu am ca bi ilaa yawmi diin te du wàññi ca bàkkaaram dara moom koo ko rey du wàññi ci moom dara su ko defee nag da ngay mën a taxaw foofu seetlu ne jikko bu am ci doomu aadama rek foofu la jóge ci seytaane la jóge moom moo ko jëmbat ci doomu aadama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn mucc ci nee na ñaari ci muccoon mooy yonent yàlla Isa ibnu Maryam mi ñu wax Jésus Christ ak ndeyam ja te loolu beneen émission la beneen la dëgg la moom sax mucc ca waaw léegi kon su ko defee rek ñu ñëwaat ci waxtaan wi bëgg la laaj li mu la bëgg a laaj mooy tey jii fi yàqu-yàqu yi toll tey ak réew ni mu mel bu ñu la ko joxoon tey jii fan ngay jaar pour mën a redresser. waaw comme wax nañ historique bi li ci des mooy ñu seet solution yi parce que solution ñàkkul mais solution danay xaw a métti léeg-léeg parce que yàlla buy defar dafay xaw a doy waar ndax dafa yàgg ci diggante bi seytaane fi mu jaar ak doomu aadama ba suñu Sénégal gii parce que li fi nekk ñaaw yi ngay wax dañ koy wax nii rek mais lu yàgg la gis nga ngóor jigéen yeeg jikko yooyu yëpp loolu lu yàgg la xam nga li war a lool mooy ne 124000 prophètes la yàlla yónni mais kenn ndayu fi seytaane ñoom ñëpp dem nañ bàyyi ko fi seytaane du fi jóge kon mooy wane doomu aadama mission am la pour mu fexe ba baax wala baax la
mais kon yow fu mu nekk nii jàpp nga ni loolu mën nañ ko freiner fu mu nekk nii wala mënuñu ko freiner. mën nañ ko freiner parce que dañoo xamul lan la rek moom laa lay wax fii maanaam jikko yi ni mu yàqoo parce que yar lañ bàyyi yar moo amatul te yar aussi da ngay xam li ngay yar lan la parce que yaa ngi gis nit mu yar doom mu di ko dóor nga ne ko kii ne da nga yar xale bi mais boo waxee yar xale bi dafa am loo war a def ci moom mais kooku di yar boo ne ko lan ngay def ci xale bi du ko xam nga école xam nañ boo demee da ngay dem sëyi xam nañ lan lañ lay jox matière yañ lay jox xam nañ la ko de ak nu ñu koy dugalee sa bopp di la expliquer xam nañ ko mais yar mu gën a garaaw mais gisoo kenn benn kilifa actuellement borom kër muy yaay muy baay di yar doomam nga ne ko kii ban jikko ngay def ci moom mu wax la ko amul. duñ ko xam. amuñ ko c'est ça le problème. waaw mais xam nga boo gisee léegi famille yi pratiquement dóor lañ gën a jiital. est-ce que loolu solution bi la. non moom laa lay wax ba tey xam nga après dinaa la wax li nga xam ne moom la ñuy def parce que jikko yi d'abord il faut nga xam jikko yi ngay def ci nit ki. xam nga salbiyaat yi kenn du ko wax nit boo yar bul yar maanaam lu négatif yi négatif ay mbon yeeg yooyu parce que jikko ñaar la mbon ak baax mbaax nag ay suu jikko la fam jikko yu bari yu ëmb mbaax te loolu grade la ay grade la yoo xam ne day dem ci yàlla ci yoonu baax maintenant jikko yooyu nan lañ koy lan mooy jikko yi d'abord mbaax lan moo ko ëmb il faut nga xam ne xale bi dafay am loo koy def ci moom la ngay def ci moom la ca njëkk mooy nangu noo koy defee ci moom. moo tax ma ne la ay kii du benn émission. déedéet du benn du ñaar kay kii lu bari lay doon waaw. ma àggal yenn dinaa la ci wax quelque rek nangu da nga koy def ci xale bi parce que xale bi mënta jariñ boppam jariñ askanam te nanguwul d'abord moo waral bàkkaar yi gën a rëy dëng say waajur la gannaaw shirk bokkaale yàlla waaw ndax da nga war a nangul say waajur nangu mooy jikko ji njëkk ci xale bi nga war ko cee def nan nga ko ciy defee loolu beneen mbir la muñ nag moom dafa doy waar ndax jikko yépp dañoo ko seen koddaay muñ la muñ tabe maandu yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne mën na la ci li ma lu ay ñaar fukki jikko yoo xam ne bu ci nekk da nga ko war a def ci xale bi loolu nga yar muñ na nangu bi kañ nga koy def ci xale bi ak noo koy defee ci xale bi xam nga di nga dégg ñu ne xisa ñu ne yonent bi la ñii ne Omar ibnu Xataab la Omar ibnu Xataab ci xilaafam am na waaju ñëw ñu ne indil ko benn liirab benn doomam bu mat a dugg am 17 ans ne ko dama bëgg nga jàngalal ma ko yaral ma ko mu ne ko wees na mu yóbbu ko amaat doom mu fer mu indil ko mu ne ko wees na mu indiwaat liir mu am liir indil ko mu ne ko wees na mu ne ko indil naa la ñett ñi ma am mu ne ko bala ngaa uti ndeyam nga may wax ma wax la kan ngay tànni maanaam meññeef ba parce que am na jikko yoo xam nit ki da koy juddwaale su nga yonent yi dañoo juddwaale as saalihiina jikko la joo xam ne dañ ko am yonent yi nitu yàlla yi dañ koy juddwaale li tax ñu di ko juddwaale xam nga ko seen ndeyee tax mbir yi ci ndeye la xam nga wolof day wax ne weñ gi mu ngi dëng ca mbànj xaañ nga xam nga luy mbànj. waaw loolu nag foog nga ñëw faram-fàcceel ñu ko parce que loolu. xam nga mbànj. wax jooju amaana ñu bëri ñu ngi koy dégg. amuñu ko mais mënuñu koo tekki. ba ci man mii toog di waxante ak yow. moo tax ñu bëgg na ngeen di ñu ci leeral ci loolu. xam nga mbànj. mooy enclume. enclume waaw. xaañ mooy marto dégg nga waa ji ne ko ba ma ko xaañee. xaañ marto la tudd mooy marto. diggante enclume bi ñuy dëngalee weñ ga. ak marto ba la ñu wax ne bu weñ dëngee rek foofu la nekk. kon dëng di ngay gis ci nit ñi kooko dafa jiitu seen juddu léeg-léeg du tey waxoon naa la ca maam Aadama loolu kon yàgg na lu nekk ci ñoom di leen jax-jaxal waxoon naa la fële ne la yonent bi moo ci muccoon xam nga lu war a mucc yaa ngi dégg ñuy xisa ñu naan dañoo xaroon xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raxas ko dindi deret ja sànni deret jooja la ñuy bañoon moo emprise ci moom moo tax moom loolu du nekk ci moom mais ku dul yonent bi amoo ko kon nit ki dafa am deret ju nekk ci moom ju koy njuluk pour mu def lu bon loolu li mu koy njëkk a yóbbee mooy bañ a dégg ndigal seytaane dafa dégguloo ndigal loolu rek tax mu nekk seytaane di mu nekk iblis di moo tax mu nekk la mu nekk ñàkk dégg ndigalu yàlla kon ñàkk ndigg diggal dafa garaw
te yàlla dafa bëgg waa hiérarchie moo la mu structuré àdduna bi pour ku ci nekk am nga rôle booy joué mu ne leen kullukum raa'in yéen ñëpp ay sàmm ngeen donc léegi nangu boobu noo koy def ci nit gàttal rek xale boo koy yar d'abord sa jabar na nga fexe bu nangul la sa soxna bu la nangul mënoo am lu baax ci moom d'ailleurs booy seetlu yonent bi ni mu bañee fase yàlla ni mu bañee fase li waraloon Zayd mu ne ko faseel sa jabar ba mu ko waxee damay fase sama jabar mu nangu te Zayd ñett yoon ñëw na ko ci moom ne ko damay bàyyi sama soxna muy Zeynab mu ne ko demal muñ mu dellu si waat waxaat ko mu ne ko demal muñ mu demaat ñëwaat wax ko mu ne ko mais nekkuma kilifa sama kër déggalatuma mu ne ko woon demal fase ko kan loo ciy dégge soxna bu fekkente ni mënulaa déggal mënoo ci am lu baax. dëgg la waa imaam yow da ngay teg foofu sa loxo ñu ñëw mbokku téléspectateur yu Thiès Média yi ñu ngi woon dalal tey ki nga xamante mooy Serigne Gaye Ndiéguène nekk seexu tax bi ñu indi tey ji li nga xamante ni mooy yar waaye damay dégg à chaque fois nag ñuy wax ni que lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ndoxaan ga ba tey ñu ngi ci yar est-ce que du kooku ñëwoon di labat si gis ci leneen ak leneen ci jikko ja mu ànd ak tayeef boobu ba dugg ci takk ko dem ba ci biir am ci doom yoo xam amaana safaan wala est-ce que loolu lan nga ñu ci mën a indil ci leeral. waaw loolu ba tey ci lancé bi ñu jëloon rek la maanaa parce que xale bi nga yore di war koo yar moo doon jabar ja nga war a jëli te ñu waroon koo yar waaw soxna sa nga takki xale bii moom la woon doomam ji ngay yar moom dañ ko waroon a yar foofa dégg nga baax li ma wax ba tax na soo ko jëlee indi ko ci kër gi yow dootoo ci am beneen problème maanaam bu juddoo dana am cëslaay maanaam dina am laytaay xam nga nit ki juddu na amul laytaay maanaam fekkul benn mbaax moom kooku pour mu dem dafay xaw a doy waar maanaam handicapé la xam nga fas yi dañuy wax ni kii dafa tëb am handicapé dañ ko sëf kooku sëf nañ ko kooku nag góor yàlla dëgg maanaam ku farlu moo koy yar nit dafay farlu góor dafay farlu mooy sa raison d'être parce que da nga war a farul say njaboot ba mën a seet jikko yi nga xam ne détecté jikko yu baax yi xam noo leen koy defee d'ailleurs maa ngi doon wa ñëw nan ngay defee xale bi ci loolu nangu parce que sa soxna bu la nangulu la mënta am doom ju lay nangu te nit ki la nangulul yow say kilifa du nangul yàlla te yàlla jox na la yow jullit bi ay jumtuwaay ñu bari xamuñu ko parce que diine ji damay wax ne léeg-léeg folklore bi dafa bari moom la ñuy jàpp ci suñu xew yi mais amul yàlla deful dara muy hasard yonent bi amul lenn lu mu fi instauré ci hasard lu mu fi instauré soo ko seetee njariñ la ci doomu aadama yi gis nga tëbaski suñu xamoon li ci tëbaski yar dina pare waaw mais booy seet imaam yi di xutba duñ ko xutba xamuñu ko ñu bari xamuñu ko mais tëbaski lan mooy yellooy xutbaam xam nga ko lu waral tëbaski xam nga ko mais ñetti doomu aadama yu nangul yàlla doom ju nangul bàyyam ah damay xool li ma la wax rek jabar ju nangul jëkkëram kilifa gu nangul boromam moo indi tëbaski ñun nag lekk gi la ñuy xam mais yar la yàlla dafa lay won ne da nga caa war a yar yàlla dafa fonk tëbaski dafa fonk doomu aadama yar boobu la bëgg nga indiwaat ko ñii la tax ñu am ko la ñu am yar a tax mooy dégg ndigal les autres gis nga fa dama dem armée man ma entre parenthèse j'ai fait l'armée. waaw loolu doon nañ ci ñëw. loolu moo ma may. waaw xalaat bu bëri. parce que boo demee armée discipline militaire gis nga li fi société yëpp militaire rek moo fi discipliné voie hiérarchie bu leer ñoo ko fi am. dëgg la loolu. parce que boo seetee loolu sëñ Ndiéguène da nga may teg foofu sa baaraam tuuti ma dellu si waat. dafa am benn question boo xam ni. ñor na ma man waaye ñor na askan wi. bu njëkk dañ daan gis ku dem ba toll ci jël soxna ñun la demal sa kër nijaay diw wala nga seeti sa doomu tante diw soo demee nga jël fa soxna en général yooyu sëy day faral di barkeel waaye nag bu tasee mbokk ga tas dañ koy wax léegi lu tax ñu bàyyi loolu ba tax na tey ji fu neex waay dugg te doo fa jëlee li nga xamante ni moom nga fa bëggoon
loolu aussi est-ce que yaakaaroon ni ci yar la bokk ba tey. waaw mooy bi ma la wax ba tey rek li ma la wax ba tey nangu gi ma la wax rek la xam nga tey jii bu njëkk da ngay wax ne sa baay parce que à beau dire da ngay wax ne looy seet xale yi da ngay gis nit ñi ne sama baay du ma takkal jabar man kenn du ma takkal jabar waaw xam nga valeur yi fi amoon bu njëkk te nit ñi bari wuñu woon ku nekk xam na ku ne loolu dafa amoon valeur mais sancaan yeeg dëkkaan yi booy seetee dëkk yi bii ñu dëkk Thiès ñi fa sancoon kër yu bàgg yi màgg ñëpp génn nañu àdduna njaboot gi màgg nañ dem nañ sanc feneen kon yooyu dafay am yeneen rencontre parce que nit ka muy fréquenter rek lay faral di xam te nasaraan bi indi na fi benn mbir moo xam ne bokk na ci li gën a yàq jamono ji lool la waaw mooy seen façon njàngilin parce que jigéen amoon na kersa yu muy am te léegi nitu diine yi ñoo koy xeex ñu ci bëri ñoo ngi koy xeex te xamuñu ko ci ñoom la ñuy jaar valeur yooyu diine may na la ko lu tax yoon di loog ñu la koy nangu ñu koy bañ te soo waxee ñu indi benn aaya ñu ne laa ikraha fi din nulle contrainte en religion xanaa boobu nulle contrainte en religion benn baaka benn boor la d'accord doo wax kenn forcé ko ne ku kay tuub mais yow tamit kenn du la forcé ne la doo doxal sa diine comme d'accord nga loolu d'accord xanaa xamoo ne laïcité bi ñuy wax nii laïcité avantage yu diine la woon diine islam waaw waaw dina la jaaxal parce que laïcité diine islam taxu ko woon a jóg diine chrétienne na ko taxawoon a jóg ca France la jóge parce que diine chrétienne moo yoroon réew ma ñu doxal loi jàngu yi bi ñu bëgg a dissocier pouvoir temporel ak pouvoir spirituel ñu indi laïcité xam nga lu tax ma ne la moom avantage yu jullit yi la woon xamoo ko mooy ne bu ñu bàyyi woon loola kon diine islam du prospérer waaw na muy prospérer foofu du kon mën a nekk parce que yàlla léeg-léeg dina utiliser laa wax yàlla subhanahu noonam pour mën a assainir dara pour mën a defar dara parce que ñëpp ci yërmande yàlla bi lañ nekk wa ma arsalnaaka yonent bi lay wax foofu ila rahmatan lil alamin léegi ñoom ba nga xamante ni defoon nañ loolu li tax ma ne avantage yu diine la woon diine islam maanaa ba islam ñëwee dafa fekk foofa loola ndax loolu ñoom ñoo fa jiite woon te diine islam dafa nangu christianisme nangu na beneen diine bi mu tëti yahudiya nangu na leen ñoom ñaar ñëpp mais ñoom ñaar kenn nanguwu ko ci kenn reconnaître ko ci kon looloo tax l'islam dikk ni lakum diinakum wala diine. waaw waaye nag dama la bëgg wax ne la ñoom yow nangu nga seen diine reconnaître nga ko mais ñoom reconnaître uñ seen diine yow xam nga ñu ngi wax dialogue islamo-chrétien mais nooy dialogue ko reconnaître sa diine li fi xewoon fan yee passé ci ñu tere ñu doon muuru rek moo indi problème bi loolu sax beneen émission la ndax kii na mais dama la bëgg wax ne la ñun dañoo xamul ñun nan la ñu mën a dox ba taxawal li nga xam ne mën nañu tax parce que léeg-léeg nit ki stratégie day am na ñoo xam ne tey jii soo leen joxoon réew mi ñu ne dañ fiy teg diine danañ tas réew mi parce que maturité lay laaj parce que yar bi ñuy wax rek nangul yàlla nit ñi ñoo jëm ci yàlla loi du leen forcer ñoo jëm ci yàlla donc maturité boobu mooy nangu moom laa la waxoon ba tey ne la sa soxna bu la nanguwul li ma la waxoon ci Tabaski da ngay xool ñi dem màkk lañ fay def yëpp ñetti doomu aadama yooyu la ñuy toppandoo. dëgg la kon nag su ko defee sëñ Ndiéguène waxtaan bi neex na am na solo waaye dafa mel li ñuy cëraloon ci wàllu waxtu mi ngi bëgg a jeex lii du yem ci benn waxtaan ay émission la xanaa ñu jox la rek nga joxe sa mot de la fin looy tàggatoo ko askan wi. li may tàggatoo rek du dara ñu ngi leen di sant yéen bu baax ci liggéey bi ngeen di liggéey maanaa bi ngeen agsi ak léegi li ma wax daanaka matul dara ci li nekk ci biir mbir mi waaye comme émission noonu la demee damay wax rek ne fa rubba xaamili fiqhin wa laysa bi fiqhin léeg-léeg nit andi xam-xam te yàlla xam na ne du boroom xam-xam waaw waaye wa rubba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu léeg-léeg nit indi xam-xam ci ñoo xam ne ñoo ko ëpp xam-xam
foofu lay tënk sa bopp di la sant di la gërëm di gërëm sa caméraman sa directeur boo demee ñu ngi koy sant bu ko gërëm bu baax incha allah xam naa ne ñu dox dig daje ba beneen yoon ci yeneen émission incha allah. waaw jërëjëf mbokku téléspectateurs yu Thiès Média kii ñu leen daloon tey jii muy Serigne Gaye Ndiéguène di koo xamante ne xam-xamam màcc lool ci yar ak lépp li ñu bëggoon waxtaan yi sëpp daan ko mënuñu ko def ci benn émission donc dafa am yeneen yoo xamante ne mi ngi ci topp waaye du ñu dem rek sans plus tarder di gërëm ki nga xamante ni mooy Bafou Mbengue ak Vieux Kanouté ñi nga xam ne suma ay frère lañu donc ñooñu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal aussi ki nga xamante ni mooy suma caméraman Mamadou Fall di jaajëfal aussi Ibrahima Jacquin di DG bi bàyyiwuma kenn ñu ngi kontaan ñëpp di leen jox nag dig daje ba beneen émission incha allah. damay gërëm aussi Vieux Kanouté boobu nga wax ndax dañoo dëkk ci koñ bi mais maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax ndax salle bii la ñu may ñu def fi émission bi mais du loolu rek li ma koy gërëme lu bari la waaye nag kooku suñu ñun la concerné waaye nag dañuy wax ni nit bu la defalee lu baax te fa nga koy wax waxoo ko fa dafa mel ni bu lay jàpp ci noonam na la kuy jàpp ci noonam na la jàpp waaye Vieux ku baax la xale la te fii la jàng métier mooy wane xale yi war nañoo mën a jàng fii métier amee fi métier mais nag loolu dafay am lu tax ay conditions su ko defee moom fii la jànge fii la juddoo fii la yaroo fii la tekkee kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla lépp lu mu sàkku yàlla defal ko ko yéen it lépp lu ngeen sàkku yàlla defal leen ko ci émission yi maanaam guddal seen fan waa li defar média Thiès Média ba mu gën a kawe ci kaw jërëjëf incha allah jërëjëf mbokk yi